asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey jii nag ñu ngi leen di indil benn plat boo xamante ni bu gaaw la simple si te dinañ utiliser yi nga xamante ni yore woon nañ ko bi ñuy def meal prep donc day nekk couscous boo xamante ni dañ koy boole ak ginaar ak tuuti sauce oignon bi nga xam ne defaroon nañ ko am aussi salade mu accompagner ko donc bu ñu fekkee ni temps bi may nañu ko rek dinañ si boole dessert aussi sinon rek di ngeen ko gis si chez Bilo incha allah lii nag moo siy dem. dinañ soxla pour salade bi dinañ soxla laitue bu la neexee façon bu la neex dinañ soxla aussi oignon vert carotte yor naa fi radis mu nekk kii ak kii tomate fraîche yore nañ fi citron yor fi aussi concombre dinañ soxla aussi pour couscous bi macédoine ku nekk li nga bëgg man tey jii dama jël petit pois ak carotte yu ñu dagg ay cube moom laa yore ak tuuti raisin aussi dinañ soxla aussi beurre wala ghee muy maanaam diw ñor dinañ soxla aussi comme niñ ko waxee woon couscous ku nekk couscous bu dijj bi laa am parce que moo ma daaxal dinañ soxla ail en poudre oignon en poudre tuuti curcumin soxla nañu aussi poobar ak tuuti levure nutritionnelle xorom pour ginaar gi nag léegi moom ku nekk façon bi nga am man dama jël tey jii sama gars yi ñoo tax ma def ko sama étudiants yi ñoo tax ma def ko ñi nga xam ne étudiants lañu donc tey jii maa ngi leen di defaral loo xamante ni yomb na te di ngeen ko mën a jëfandikoo mu nekk pilon muy tànku ginaar ak aussi maa ngi yore fii farine tuuti loolu dinaa leen wax après pour landa ak tuuti huile d'olive tamit donc du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah léegi dañuy daal di commencer jubal si couscous bi sama gars yi étudiants yi donc yéen a ngi nii yéen a ma doon laaj loo xamante ni yomb na du cher pour les étudiants te gaaw na léegi li ñuy def mooy damay ñëw gis nga couscous bi du ma ko def comme genre like di ko tay ak di def yu mel noonu déedéet couscous express musoon nañ leen won nuñ ko defaree woon dañu leen di wanaat encore gis nga damay jël rek tuuti huile d'olive gis nga daal di koy m'assurer ci kii bi yëpp ba mu leer ma ni lépp tooy na graine de couscous yëpp takk nañu 4 kopp couscous laa utiliser couscous moom ni nga koy defee melul comme ceeb couscous non quantité bi nga utiliser bi nga amee quantité ndox boobu ngay def bu fekkee benn let's say supposons tey jii ñu jëloon verre bi def ko couscous ba mu fees ndox bi verre bi lay nekk aussi ba mu fees donc 4 kopp laa jël bu couscous ma jël 4 kopp ndox di ko baxal fële donc bu baxee rek damay daal di ñëw rek sotti ko daal di koy upp hermétiquement léegi damay commencer assaisonner bien avant kii di pare ndox bi di bax léegi ñu daal di ñëw gis nga def suñu tuuti sel ma def tuuti poivre parce que bëgguma mu décolorer sama kii couscous ma jël tuuti levure nutritionnelle def si gis nga ail en poudre ma jël tuuti oignon en poudre ma daal di jël sama curcuma gis nga parce que dama soxla couleur bi su ma ko ci defee nii ma daal di jël lépp rek mixé à ce niveau léegi li may ñëw def mooy damay daal di jël sama macédoine bi mu nekk bu fekkee ni par exemple bi am ay kii la oignon vert ak ay maïs ak yooyu mun nga ko ci def mais man tey jii bii rek laay jël mu nekk petit pois ak carotte gis nga raisin bi aussi mun naa ko ci def parce que dafa xaw a dëgër tuuti comme ça mu nooyaale ndox bu tàng bi damay ñëw rek sotti ko ci léegi bismillah gis ngeen 4 kopp couscous 4 kopp ndox
nii laa koy def léegi nag daal di koy tëj gis nga suñ ko tëjee nii hermétiquement dañ koy bàyyi 5 minutes rek couscous bi pare na mais ñun le temps ñuy defar ginaar yeeg yooyu nga xam ne suñu ñëwaatee après dañuy ñëw def ci beurre bi ki nga xam ni beurre la choisir def ki nga xam ni bëggul utiliser beurre mun na def huile d'olive bi toujours dolli ko ci mais man beurre clarifié mu nekk ghee moom laay def moom laay utiliser daal di koy mixer aussi ci couscous bi comme ça jox ko beaucoup plus de goût. sama gars yi étudiants yi donc yéen a ngi nii yéen a ma doon laaj loo xamante ni yomb na du cher pour les étudiants te gaaw na donc benn ngi nii boo xamante ni gaaw na dama jël partie bi gën a yomb ci ginaar ci fii bokk laa bëgg a wax mu nekk tànku ginaar yi pilon yi moom laa utiliser su fekkee ni par exemple fi nga nekk peut-être tànk bi yëpp moom moo gën a yomb nga jël ko bu fekkee ginaaru lumm bi la aussi nga jël ko dama leen jox beneen présentation boo xamante ni day wute ak gis nga comme nii rek gis nga d'habitude nii la tànk yi di mel pilon yi nii lay mel gis nga léegi xoolal ñaari présentation yi nu mu mel daal buñ ko defaree ba pare lii c'est juste pour joxe benn variété mais aussi mun nga par exemple inviter say xarit ak yooyu sans pour autant dépenser lu bari te fekk yow da ngay jouer rek si ni ngay présenter lekk bi tout le temps moo tax ma choisir def yii nii tey jii nii dinaa leen wan nag nuñ koy defee comme ça ngeen mun ko def aussi donc dañuy daal di jël gis ngeen pilon bi comme li ma wax sànq rek lii di lang nii dama koy dindi ku mu neex nga bàyyi ko ci léegi li ngay def mooy damay dagg nii pas parce que dama bëgg dagg day dem ba ci yax bi moom di nga ko laal mais damay wërale parce que damaa bëgg a dindi lii nii nekk ci côté bii nii laa bëgg a dindi gis nga ma daal di continuer muy wër gis nga muy wër bu ma wëree bu ma daggee ba lépp leer ma ni dajaloo na gis nga boo ko xëccee nii rek dalay topp bu la neexee nga dagg ko nga xëcc mu dem comme nii gis nga su la joxee tuuti résistance nga jël sa paaka dagg ko gis nga donc côté bii daal mooy deñ ci kii bi moo tax gis nga jéem moo woon suqi sax côté boobu comme xamoon naa ne dama koy dindi léegi nag lii dañ koy dindi teg ko fële léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël gis nga ginaar gi di ko pousse ci suuf nii gis nga ni ma ko poussé amul benn lu metti ci lii da ngay jël rek pousse ci suuf mu wàcc gis nga mu commencé la jox forme bi déjà léegi su la neexee xam nga fii dafa am benn genre kiiwu ginaar bu fi yaxu ginaar bu sew bu nekk fii nii moom ngeen di gis nii bu sew su la neexee nga bàyyi ko fa su fekkee ni am nga jot mun nga ko dindi man par exemple dama koy dindi parce que su ma ko xëccee nii gis nga moo nekk nii lu ndaw la boo ko xëccee rek après day daal di damm nga génnee ko loolu amul benn problème c'est pour bañ rek lu leen gaañ ak yooyu gis nga su ma defee nii ma daal di xaw a ñebal côté yi gis nga lii di lang nii ma dagg ko voilà nga daal di fexe def forme bi nga bëgg gis nga jeex na su la neexee su fekkee ni da nga ko bëggoon farci ak leneen da nga koy gën a pousse ba nga xamante ni yax bii nii day dugg ci biir nga daal di ëlbati ko nii daal di farci fii si biir def si lu la neex daal di koy tëj boobu tam du ñàkk dinañ indiwaat beneen version boo xamante ni noonu lañ koy def incha allah mais gis nga bii jeex na ñu jëlaat dagg gis nga ñu fexe ba mu wër te bu la naree sonal par exemple mun ngaa jël kii bi nii teg paaka bi nii dóor daal di damm yax bi ci boppam daal bu ko defee loolu yëpp dindi beeg yooyu du la ci fekk mais du jël temps du tout gis nga ma daal di ëlbati comme bii par exemple mu ngi may jox tuuti résistance li may def mooy damay daal di gis nga forcer tuuti rek ma jël sama paaka nettoyer yenn côté yi aywa bismillah ñu commencé car-car yi yëpp ma dagg ko
gis nga ñu jëlaat yax bi nekkoon ci el bi ma xëcc buus bi léegi li nga xamante ni waxuma ko woon mooy dama ko mariner mooy ni ñuy def chaque fois marinade bu classique poobar laaj xorom curcumin ak aussi tuuti épice like herbe man maa ngi jëloon kii marjoram ak aussi basilic ñoom laa utiliser woon ndax li mu nekk ginaar ku nekk utiliser herbe bi nga am su fekkee amoo herbe utiliser xorom poobar ak laaj ak yooyu ma daal di siy def aussi tuuti citron ak tuuti vinaigre donc noonu laa ko mariner woon daal di koy tëj denc ko léegi dama koy jël rek gis nga ni mu nekkee nii ni ma ko génnee ci mbuus bi noonu laay jël fexe ba affaire yépp jëlaat seen forme normale donc gis nga duma ci puusante duma ci def dara dama koy jox rek formam bi mu yore woon léegi nag su la neexee à ce niveau nga jël ko dafa am ñetti façon togg noo ko mën a toggee su la neexee nga dem lakk ko ci sa barbecue walla ci sa fourneau maanaam nga dem lakk ko ci fourneau bi mu neex ba bëgg a dee te forme bi du changer su la neexee nga pané ko ak nga jël sa chapelure mburu bu wow nga daal di koy jël bu mokk la xawma bu wow nga daal di koy jël pané ko daal di ko koy saafee walla nga jël par exemple kii bi kese ginaar bi nii kese nga jël ko saafee ko nii kese mu mel ni comme rôti poulet rôti mais forme bi mooy différent ou bien nga jël aussi sa par exemple boo jëlee sa farine tuuti rek tuuti farine bu la neex yaa xam farine de blé walla coco walla lu la munti neex nga daal di ko si saupoudrer un tout petit peu daal di koy saaf juste pour mu mun la jox beneen façon kii daal biti beneen façon lekk nu muy mel si biti daal mu gën a mun a rafet ak yooyu noonu donc dinañ def ñaari façon yi léegi wan leen niñ koy def benn bi dama koy lakk leneen li dinaa leen wan aussi ki nga xamante ni amul four te mu bugg am même kii bi même design bi la xawma même cafka gi nu mu koy defee aussi ci gaz bi incha allah man damay préférer pour surtout ci côté esthétique damay jël sama kii papier alu ma daal di koy muur gis nga ci cat bi nii mooy fi yëf yi di feeñee daal yax bi fi mu nekk voilà gis nga su ma ko jëlee ma muur ko ci nii li muy def mooy par exemple su fekkee ni defoo ko soo ko demee dugal ci four bi amul benn problème dina la ko lakkal et tout mais yax bi dafay daal di xëm bu baax a baax day ñuul te loolu c'est pas tellement appétissant bon ñu bari ku mu déranger wul amul problème mais man damay bëgg bu ma ko defee nii nga xam ne yax bi après day continuer doore comme moom lu ñu lakkoon daal maanaam comme lu ñu saafoon donc moo tax ma koy def mais ku ko amul aussi mun nga continuer rek def li nga am rek dugal ko noonu ci four bi di ko surveiller donc de temps en temps voilà gis nga dañuy ñëw yeggali suñu yi nga xamante ni moom la ñuy def ci four bi def ci papier alu yi nga xam ne dañ koy saaf moom ñu daal di commencer saaf ko déjà pour wan leen damay njëkk a saaf yi nga xamante ni du ma ci def farine du ma ci def dara balaa muy taqal sama diw ba nga xam ne il faut may changer diw donc su ma defee loolu damay def rek comme tey jii bu ma doon rôtir ginaar Sénégal noonu laay def jarul muy tàng wala muy sens di def leen léegi dañuy ñëw nag commencer saaf affaire yi ndànk-ndànk donc dañ koy def ndànk rek dañuy njëkk a teg ko mu toog nii comme ça mu jàpp jël forme boobu bismillah voilà gis ngeen li ma leen waxoon ci beneen bi nga xam ne dañ koy pané ak tuuti farine par exemple farine de coco wala lu mu la munti lu la neex bu ma neexoon tey jii mun naa jël par exemple tuuti paprika ma def ko ci sama farine bi daal di jël tuuti ail en poudre oignon en poudre def ko ci gis ngeen tuuti ail en poudre oignon en poudre pour jox farine bi rek plus de goût ma daal di jël tuuti ci sama paprika bi subhanallah ok voilà gis nga tuuti sel tuuti poivre voilà c'est facultatif nag su fekkee buggu leen ko rek mun ngeen def leneen mun ngeen ko omettre
donc man farine de coco laa fi yore nii donc moom laa utiliser keneen ku yor farine bu weex bi mun nga ko utiliser tamit. Bismillah. gis nga farine de coco bi moom c'est pour sama kii yi nga xamante ni sama gars yi nga xamante ni dañu am intolérance au gluten donc loolu aussi lii daf leen di dimbali ki nga xamante ni moom supporter na beneen farine bi mun na ko utiliser beneen farine bi wala mu def pané ci boppam daal di jël mburu ci boppam chapelure def ko bu boobaa day def farine ci côté bi daal di jël kii nen bati ko donc daal di def chapelure am ci beneen côté bi moom tamit xam nga di ci dem noonu ndànk-ndànk mais ñun tey jii defuñu boobu. voilà léegi gis ngeen ku dañuy ñëw daal di commencer yàq léegi damay leen di wan ni ku nekk yow yaay xool nan ngay agencer man dama leen di wan rek tey jii ban façon laay def ku nekk nga xool yow aussi lan moo la tenté parce que ñu bëri dañ may laaj ne nan laay agencer affaire yi donc tey dañ koy def step by step comme ça ngeen mun a gis par exemple li may def léegi jël naa salade voilà laitue yi moo nekk nii ma daggatu dama ko fejet yu sew su la neexee mën nga ko jël nu mu nekkee liif feuille bi noonu nga lal ko bu ci nekk après nga daal di teg li ngay def nii boo leen gisee soucoupe yi ma teg nii c'est juste pour ma mun ci def sauce bi par exemple nga xamante ni tey jii su fekkoon ni bëggoo ko yàq léegi yow sauce bi du nekk ci salade bi ngay sonn donc soucoupe yi rek ngay yëkkati daal di koy tàngal léegi ma daal di ñëw jël suñu couscous daal di sotti donc fi mu nekk nii xamaguma ban design laay def damay dem rek ak flow bi ba ci biir daal laay xoolee ban inspiration laa am ma def ko donc loolu moo tax affaire yi day xaw a metti pour ma wax leen parce que su may commencer nii di agencer du ma xamagum lan laay def mun naa nekk di defar plusieurs yëf damay dem rek ba gis li nga xamante ni rafet na ci man ma daal di opter pour kii boobu design boobu. léegi ma jël sama sauce ma def ko ci saladier yii nii ki nga xam ne bëggul utiliser saladier yi mun nga def sauce bi directement ci kaw plate bi mais man tey jii bii laay def nga xam ni même su fekkee ni aussi sauce bi jeexul ak yooyu di nga ko mun a conserver toujours. voilà gis ngeen instant bi maa ngi commencer nii laa commencer gum xamaguma fu may atterrir ji nag. voilà gis ngeen commencé naa maa ngi agencé nii donc def naa sama ay concombre yéenay xool rek nu ngeen koy agencé donc maa ngi def mbokk ci mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne yow yaay safoo bernde tey indiloon nañ leen seen bernde bi nga xamante ne dañ ko def mu nekk budget friendly maanaam koo xamante ni nekkul dépense bu bari mu nekkoon couscous boo xam ne dañ ko def boole ko ak ginaar mais tey jii ginaar yi gis ngeen pilon yi liñ ko defee mu indi beneen aspect si noo xamante ni mun nga ko présenter sa ginaar par exemple boole ko ak couscous bi nga xam ne kenn tayu ko muy suñu couscous bi nga xam ne express laa ko tuddee boole ko ak salade aussi suñu soble bi dama leen ko fàtte wax mais mooy soble bi ñu defaroon ci meal prep yi yéen a ngi fàttaliku bi ñuy waajal koor gi bi ñu defaree soble bi nga xam ne sauce tomate la ak soble bi nga xam ne sauce moutarde la donc mu ngi nii tey jii mu nekk beneen façon boo xam ne mun nga ko recycler donc moom la ñu jël rek daal di koy boole ak suñu couscous li ma leen waxoon bu la neexee tey jii bu fekkoon vermicelle nga bëgg mun nga ko def ak vermicelle su fekkee aussi ceeb nga bëgg mu nekk comme genre yaasa du nekk trop yaasa mais comme xeet googu rek lay nekk mun nga ko booleek moom comme ñu bëri dañu doon laaj par exemple présentation yi ni ñu koy defee wan nañ leen juste une idée nga xamante ni yéen da ngeen di lekk gi yéen a ko togg da ngeen di foog moom ba xam ni ngeen koy placé daal ku nekk yow yaay xool noo ko sentiree nga présenté sa lekk noonu donc ñu boole woon ko aussi ak tuuti dessert bi nga xamante ni ku ko bëgg a gis xam naa ne du ñàkk peut-être su fekkee xaj na si nga mun ko gis si biir vidéo yi sinon am na tuto boo xam ne dañ ko siy def nga xam ne day gaaw ba bëgg a dee. dañuy indiwaat tey jii defaral leen benn dessert bu ndaw toujours pour sama étudiants yi laay wax. bu fi kenn wax ni affaire yi dafa xaw a cher de déedéet tey jii dañuy xool ñu ngi ci été bi par exemple xool leen fruit bu ngeen am fruit boo xamante ni rek moo nekk en saison moom ngeen di jël
bi si gën a yomb man tey jii dama jël mélange u bleuet muy blueberries ak aussi fraise mu nekk strawberries ñoom laa jël mélange boobu xëy na ma def si pastèque maa ngi xool daal wóoraguma mais de toutes les façons ñaar yi laa amagum donc ma daal di jël sama crème de fromage muy cream cheese di ko utiliser donc moom laay jël def ko genre whip cream mu nekk comme crème fouettée ngaa koy def crème chantilly sax laa war a wax buñ ko defee daal di koy jël nag def ko si kii kuddu yu ndaw ndawaan yi rek juste pour décorer donc mu nekk loo xamante ni mun na sakkan dama leen wan ñaari façon yoo xamante ni mun nga ko def si récipient bu mag a mag a mag jël soit sa kuddu wala yaa xam loo yore nga def kii yi whipped cream bi muy crème chantilly bi sinon mun nga ko def par portion individuelle nit yi ñëw di ko jëlee comme nii nga def ko ci plat yu mel nii teg ko ku ñëw rek jël li nga soxla daal di dem donc sans plus tarder dañuy ñëw rek commencer defar kii bi whipped cream bi nga xamante ni day amaale cream cheese mu nekk crème chantilly bi nga xam ne dañ ciy defaale aussi fromage crème de fromage donc moom la ñuy jël daal di ciy def aussi lii crème double muy heavy cream léegi ñu daal di jël aussi sucre def si ku nekk yow yaay utiliser sucre bu leen neex man xool xam ngeen du ma utiliser sucre damay jël Suave moom laay utiliser yéen bu ngeen bëggee sucre mun ngeen ko def donc dañuy ñëw rek commencer bati kii bi ba pare fromage bi avant ñu siy def crème bi bismillah. léegi gis ngeen fi mu nekk nii li ñu def mooy dama jël crème bi def ci kii suukar daal di ci def vanille def ci aussi eau de fleur d'oranger ku nga xamante ni bëggul loolu mun na utiliser leneen lu ko neex donc moom la ñuy def nii léegi mun naa ci def dama ciy sànni pincée de sel tuuti rek pour mu mun a relever goût bi aussi. donc léegi dañ koy fouetter nii ba nga xamante ni def na stiff peak maanaam taxaw na bu baax ba nga xam ne di nga ko mun a def ci ay récipient wala lenn sans pour autant nga xam ni day peer ak yooyu donc la ñuy def loolu nga xam ne suñ ñëwaatee ak yéen dañ leen di ñëw wan produit fini bi nu mu mel ak naka lañ koy defee aussi ci mbuus yi comme ça ñu mun ko pipe incha allah. léegi ni ngay xamee ni pare na da nga koy def nii boo ko yëkkatee nii rek mu taxaw comme def sous forme de bec nii bu ko resté rek mooy kii bi crème chantilly bi pare na léegi dañ koy def ci mbuus soo amee sa douille yi nga xamante ni moom ngay yore nga xamante ne mun nga ko def mu nekk ay forme yu rafet mun nga ko def mais man tey jii defuma loolu damay jël rek directement def ko ci mbuus bi dagg ko daal di koy teg ci affaire yi bu ko defee ngeen mun a am une idée. gis nga su ma ko daggee nii après ma daal di koy def ci kaw kii bi ci kaw kuddu yi daal donc loolu option la rek ci décoration yi ku nekk yow yaay xool ni nga ko sentiree noonu nga koy defee man tey xëy na tey bii laa sentir moo tax ma defee ko nii aywa bismillah. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii ñu ngi nii defar nañu suñu dessert bi nga xamante ne yow yaay xool salade fruit bu la neex nga boole kook moom gis ngeen présentation bi nu mu mel su la neexee nga daal di jël sa chocolat nga daal di koy seeyil daal di ko ci kii drizzle ko ci nii daal di ko ci suy daal voilà suy ko ci bu ko defee mu jox la mu jëlaat ko yóbbuwaat ko ci beneen niveau encore mais yéenay xool rek yéenay xool li nga xamante ni moom ngeen amee ngeen utiliser ko bu fekkee ni yii façon fruit ngeen yore mu ngeen def ko bu fekkee ni banane wala pomme wala orange yéen a xam lu leen neex mun ngeen ko utiliser topp toujours ci même lancée bi donc pour wax leen ni rek mun ngeen defar dessert defar ay yëf yu baax a baax te du tax mu cher wala mu def leen donc étudiants yi tey yéen a moom lii yéen a ma doon wax lan la étudiants yi di def loo xamante ni du cher lii du étudiants yi kese man mii sama bopp sax fi mu ne nii bëgg naa ko lool donc maa ngi leen di wax ni essayer leen ko et j'espère que bu ngeen ko essayer dina leen neex. donc tey nag ñu ngi ñëw dañu am gan tey gan bu spécial ci bernde donc ñu indi benn membre boo xam ni moo nekk ci Touba Denver ñu koy wax sëñ Pape Sall donc moom la ñuy dalal tey moom mooy nekk suñu taste test kon sëñ Pape bismillah yegsil. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah.
ah soxna Bilo ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar sëñ Pape. ah comme ni ko soxna Bilo waxee rek tey moom dañoo ñëw ziar ci Chez Bilo. waaw di sant dalal jàmm kon. waaw di sant bu baax a baax nag ndax Chez Bilo moom ku fi ñëw foog naa ne moom doo rus. ndax Bilo dana ko defar boo xam ne nii booy ñibbi moom daanaka da ngay ram. ñu jox la nga daal di foosi affaire yi tuuti rek. ak ça kii de daa mel ni couscous la ak dégg nga maam soosu soble. jeex na. ak dégg nga maam tànku ganaar bii. waaw kon léegi nga ne sànq lan nga wax ci ginaar bi sax lan nga wax. waaw xam nga ni nga ko décoré nii lii moom stade Demba Diop la may jox ndax rooroo jii waaw kii moom dafa daanu waaye nag Bilo may ma dem fii rek ma noppi su fekkee su mu ñëw ñu waxtaan may ma 2 minutes rek waaw may ma rek xam nga man damaa ngéwél. waaw ay bu baax na. waaw bii de daanaka. loolu ñu naan 20 sur 20. yow moom di nga am plate tey bu baax. dégg nga la xam nga. di nga am plate tey. xam nga suñu prof mat daanu maye 20. waaye bii moom jox ma 20. 20 laa lay jox yow. macha allah I'll take it. macha allah jaar na yoon Bilo. I'll take it. yow daal teg nga ko fa nga daan teg. jeex na ma ne ko jeex na. ku bëgg a tarbee sa borom kër. te si lépp di jaar yoon. waaw yow daal ñëwul Chez Bilo. merci beaucoup sëñ Pape mu nekkoon nag benn membre si daara Touba Denver. aussi nekk tamit journée xasaayit donc vraiment ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal si liggéey bi ngeen di def ñu ngi koy gis mu nekk koo xamante ni tamit nekk na si dëkk bi nekkin bu rafet disponible ba bëgg a dee donc vraiment yow daal amuñu luñ lay wax yàlla mi nga xam ne moo am fay yal na la fay fay la sa xol xam nga yow wàccee ko si sa njaboot ak lépp lu tax ci yow daal vraiment sant nañ leen bu baax a baax ñu nit ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm te li ma gën a neex ci yow ci li nga maam li ngay def maanaam lekk dañu ne na neex waaye bi ci gën mooy na baax wér-gu-yaram te man dama am ak seetlu ndax daanaka 3 ans yi passé yëpp daanaka dinaa ñëw sa kër di añ nga ñuy invité ñuy añ waaye li ma gis dëgg nga gën koo faratal ci sa da nga ko tàmbali ci sa njaboot sax mooy da ngaa faratal li ñuy wax bio aliment bio aliment organique te ñu gis li nga xam ne nii mooy feebar yi nga xam ne am na bari na ci dëkk bi dëgg la Sénégal bari na feebar nit dina feebar ñu naan la ko rey ndekete la muy lekk moo koy te la muy lekk fa nga xam ne ne fa la gën a maanaam jaarul yoon mooy bañ koy bay ca suuf sa maanaam bi ñuy def farming ci agriculture ba nga xam ne ne chimical lañ fay dugal chimical yooyu mooy ñëw dugg ci légumes yooyu ñu toggee ko mu jox la feebar donc togg dafa am ñaari facette benn bi mooy dafa war a neex beneen bi mooy dafa war a sell te ma gis na yow da ngaa faratal ñaar yëpp damay jël li daal sama soxna si nga xam ne daal macha allah macha allah sama diraay nga ba ne ci kër laay yenn daal ne ko yàbb jox ko waaw moom daal maa ngi koy defal dédicace bu baax a baax waaw noonu la de maa ngi koy defal dédicace waaw noonu la de te bii sax Bilo maanaam comme ni mu la ko waxee rek incha allah danaa dem ca Chez Bilo ca YouTube ba waaw kon gars yi yéen ñëpp da ngeen dem ci YouTube ba waaw ca Chez Bilo la ñuy dem jël lii defal ko soxna si jeex na mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ko gisandoo seen bernde mi ngi woon nii tey ji ñu indi leen loon comme li ma waxoon rek sànq couscous boole ko ak salade ak ginaar émission bi tey ji maa ngi koy jox képp ki nga xam ne rek yaa ngi safoo bernde di ko jox suñu fan Ndeye Amy soxna Ndeye Amy ñu ngi lay jox bernde bi donc comme niñ la ko waxee woon rek bernde baa ngi nii tey ji sa bos la di yàkkal bii nag képp ki nga xamante ni rek yaa nekk biir Touba Denver jox ko waa Denver jox ko soxna mami jox ko xale yi ñoom Mariama ñoom Nenne ñoom Fallou ak ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jox tey jii daal bernde bi moom jox nañ ko rek waa Denver lañ koy jox di ko joxaale aussi sama caméraman mi nga xamante ni vraiment da si sonn loolu muy sëñ Sine donc sëñ Alioune Sine ñu ngi la koy jox di leen jox daal vraiment di leen wax bu leen fàtte di inscrire si chaîne bi di leen wax aussi de leen aimer vidéo yi ñu ngi gis seen commentaire di leen si sant bu baax a baax gis nañu aussi yéen a ngi partager vidéo yi ñu ngi leen di sant mais bu leen fàtte inscrire parce que noonu ngeen ñu mun a jàppalee donc noonu la ñuy jàppalante ñun ñooy ñëw ak recettes yi yéen ngeen ñëw ak inscription yi donc ñu leen si sant bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen jaajëfal si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah